suuf dox ne diggante seen bopp ñoom Quraysh ak Abraha si mag tawfiix ga yàlla defaroon waa Quraysh bañ jotaat seeni suuf ya si jàmm yal nañu ko yàlla defal yàlla mën na ko te sañ na ko te am nañ si yaakaar ñu ibbee nag ak ñaan nag bañ pare nag suñ pare nag soog a sànni tuuti kàddu si turu dëkk bi képp ku fi nekk na nga def ñetti fatiha teg si salaatu ala nabi def ko hadiya si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ si jublu nag si hadiya si Muhammad ndaxte bépp ñaan buy ñëw dafa jaar si Muhammad ngir lii ñu jublu nii ñu tàmbalee ko si bisimillahi rahmaani rahim mu jeexe si alhamdulilahi rabbil alamin ba lañ si jublu si daje bi yàlla defal ñu ko lu kawe suñu njort yàlla mën na ko te sañ na ko te nihma silaahul mu'min as sabru wa duha ngoon ndëkk ñu ngi ñaan suñu borom ñu ibbee jotaay bi suñ pere sànni si kàddu bismillah. suuf soo xamante ni pendant des siècles suñuy maam ñoo ko nekkoon di ko exploité ba jamono ñëw nguur ñëw am lu mu sa soxla du ma dugg ci historique bi ak lu ci mënta am nguur gi dem na ba mu toll ba mu duggaat ci ay loxaam mu di ko xajjaale ci ñoo xamee suñ seetee ñii fi dëkk ñoo ci ëpp ay droit foofu ngoon war na ci suñu diggante boobu ñu respecté suñu droit danañ ko sàkku nag wante nag nii ko luwaa tërale luwaa musulman yi ak nii ko luwaa positif tërale duñu toj xeer duñu toj dara wante danañ ko sàkku nag si pacifiquement ndaxte xam nañ ne kii fi nag liñ gis si moom nit ak jàmm la jàmm jooju nag si lañ koy oo parabole bi mu siy joxe rek moo di ndax xel dana nangu nit ñëw si këri jàmbur réquisitionné cuisine am réquisitionné ay ustensiles de cuisine am togga ba togga gi ñor muy yàkkati génne di yóbbu te fàtte borom kër gi ndax loolu xel nangu na ko borom kër gi di ko wax na kaa yàkkal moom na kaa déet xaaral rek danaa la yàkkal te ay rakkali ko yomb di dem dama ne loolu xel da ko nanguwul parabole la may joxe nag mooy li ñu bëgg a def fii ndaxte ku nekk xam ne ñu ngi sédd di joxe te ñii si gën a yey pendant des siècles Ngor 15e siècle lañ ko sanc 15e siècle ngoon minimum boo ko seetlee si 1945 bii guerre mondiale bi jotee boo seetee si 15e siècle ak 19e siècle presque ay 4 siècles romb na fi ngoon minimum foofu Ngor exploité na ko la mat ay 2 siècles wala 3 siècles ngoon kooku te fukki at rek ci charia dana képp ku ko exploité ay suuf kooku amul ku ko si gën a ak moo ko moom marsament nag ay siècle loolu nag su fekkee ne nguur moo ñëw te ñu nangu ko nag ndaxte àdduna fu mu jaar am ñu jiitu yor pouvoir bi di dogal wante dogal googu nag nanga ko teg si ak dëgg bañ a jeng képp ku am àq si mbir nanga ko jox ñun loolu rek moo tax waa dëkk bi yëpp daje fi di yëgal waa àddina bi yëpp di yëgal waa Sénégal di yëgal nguur gi xaasatan président de la république naka Ngor lii ñu soxla moom mooy suñuy droit ji ñu am foofu nañu ko respecté loolu rek amul leneen nag ngoon loolu lañ koy ñaan si doole ji ko yàlla jox ndaxte yàlla moom la jox doole buñ doon xëccoo si wàllu force ñun amuñu force bi wante nag am nañ ay ñaan nag te waxala lay fale tawakkalil mu'minuun te yàlla mu ne képp ku wàkkilu si man danaa defal la nga bëgg nag. bu dee côté tradition bi jaraaf Saliou Samb mu ngi fi su paree tamit dana wax si turu dëkk bi yëpp si ñi jàng arab tara kayfa moom Abraha dafa bëggoon ñoom nangu seeni suuf ko jaare Kaaba gi non seulement te Kaaba mais nangu suuf si Makka yëpp weeruñu kenn kontaruñu kenn déedéet li ñu moom la ñu bëgg a laaj d'une manière boo xamante ne dañoo xam ne ñii ñu koy laaj ci anamu nit
looloo tax ñu oote fii ñu woote population yi wër fépp na ñëpp a génne lii rek moo waral lii waaye ndokk nag bi ñu ñi génnee kon alhamdulillahi rabbil alamin kon nag ñu ngi jox kàddu gi borom dëkk bi di sunu baay ñii muy seen maam mu di jaraaf Saliou Samb Baye vous avez la parole. tubaarkàlla bu mbool mi dellu ko te ma jël waaye xam naa nag dafa xaw naaj moo tax xale yi yéex a ñëw mais ñëw ngeen yëpp yëg nañu gërëm tam imaam yi fi doon jaar na fi mu nga dellu daara ja bàyyi fi nuyu boobu imaam Moussa Samba imaam Moussa jërëjëf wax bi jaar na yoon noonu la te noonu la lislaam tërale noonu la itam yeneen loi tërale ma teewaay nag fii tax ma tax du ma xaar bay tëj damay jëkk a wax ngir wax ne àddina kat laay waxal du waa Ngor rek ñëpp a ko war a yëg depuis les années 50 fi maam ñu ngi laaj fii daa ngi fi tubaab bi soo xam daa def lu mel nii entre les deux guerres guerre bu ñëw mu yóbbu suñu ndaw sa front ba jël suñu suuf jaay ka les contrats franco les contrats commerciaux. dëkk yi d'abord ak bu dëkk bu nekk individuellement loolu nag ku mu doyul daal di xëccoo borom ba tabarkàlla lii sëñ bi wax léegi day noonu la Màkka de loolu fexoon sa Medina bi yonente gàddaay dem ni ko imam waxee noowu la waaye léegi du laal suuf sax nañu ko jaay nun nag amuñu fu dëkk suñuy doom waxatuñu loonu jaay te noonu bëgg lu ëllëg suñuy doom yii def comme la Palestine yor seeni mbuus lu wër suñu dëkk mënoo nekk léegi nag waa xaw ma Touba góor la xam fu ñu jóge tëggaloo njaay ma gouvernement bi loxo maa ngi ci su ma ko nëbb kenn seen loxo ngi ci yéen a ko permettre ña si jënd yëpp xam nañu ko xam nañu fu ñu jaar ak ñoom suñu yoon nekku sa loola waaye li ci des la ma ne nañ ko jox waa dëkk yi ñu def ñu mën see dëkk laaj ñu pour jaay laaj ñu pour tayle dañu laaj pour suñu njaboot yi ñëw ëllëg ak ñi fi nekk ñu xam fu leen ma dëkkale lii nag dañuy fàttali rek gouvernement bi que bind na lu bindati amul ku fi jaar te suñu mémorandum jaar ci loxoom dañoo fàttali dëgg la am na jamono laajun bi dëgëroon na bu ba xol yaa tàngoon léegi nag def na ba ñëpp dëgg na ngir yàlla ni ki ka ñuy waxee nañ ko defe noonu comme nag Ngor densité mu raw si dëkk bi Joal à Fadiouth Gendar à Saint-Louis ak Ngor fii si Ndakaaru noo raw ñëpp nag ci densité bi jàngar la doon di te lu dëkkaa ngi laaj nañ sax ñu tiisaral nu ko ba tey état bi mën see topp mën see wax bu ñu ko tiisare woon sax lu xam ne ëllëg mën nañu soxla banque dem teere suñu tiisar jëriñoo waaye dara kenn mënoo wax ak ñun xale yii nag bi ñu ñëwee seet si ma dama ñu ne man ak samay notable ñu fa teew ni ma koy waxoon tam noonu laa ko defee ñoom ñëpp ñu ngi fi kenn am ba léegi Louga dem na waaye si ñun ñëpp a ngi fi li ñuy laaj nag moo di xale yi waxin wi na rafet ay wax dañ koy wadda ndeket wax ba jalgati mën naa andi problème boo gisee ci réewu législatif bi président Macky ne ci ne xamal 300 xamal leen 76 titre kii de propriété te nee na suuf si domaine national la dëgg la domaine national la ba ñu ko tuddee te ku ñëw ëllëg naa ma suuf maam dañ ko diggale man ma suuf maam bi tant que amuñu si dinañ ko dégg tant que suuf si amuñu si dinañ dégg ma suuf maam dëkk yëpp ma fa am ma ne ma suuf maam dëkk yi nekk la am ku ne nag bëgg dégg na suuf maam la loi sur le domaine national d'abord c'est une loi mal conçue mal faite encore et son application est encore plus mauvaise xam nañu lépp
Senghor woon dem na léegi l'application est plus mauvaise man a xale nag li ñuy wax nañu fàttali fi ñu jaar mémorandum yi dem na si bureau bu nekk fi ñoom ba fi wax ji ñaaw gën na ba fi aw saaga jóg aw xeer dox dans sa day sax bi sax ñi leen ko bëggee ñii leen ko bëggee jaa ngeen jëf daan yàlla jàppal leen. sab ñu tudde ko Ngor Debout ba mu jëkkee publier li mu jëkk publier mooy affaire yi foncier bi ñu bàyyi loolu dugg ci affaire yi football bi groupe bi di yaatu xel yi di dajaloo ba ñu nekk benn kàddu ñëpp waxandoo ñëpp yëkkindoo ñëpp defandoo mu di Ngor Debout mu nekk loo xamante ne nag ku yaakaar ne dafa nekk lu yëlam nii déedéet yëlamul wallaahi baatin moo ci rax lii am tey nii ci histoire Ngor ça n'a jamais existé mosul am bu dee COPEX dañ doon sànni xeer rek chaque jour ba am ñu ci dem ay kaso baax yooyu yàlla defal ñu lii kon nag ñëpp lépp daal lañ bëgg a régler fii kon nag ñun nag Ngor Debout ba ñu waxtaanee def assemblée ñu am benn coordinateur ñu ne ko yow yaay suñu njiit yow la ñu tànn yaay suñu kaddu yaay suñu lépp mu di Baye Idda Samba mu yaa Assi Diop mu Baye Diawara kon nag coordinateur vous avez la parole. daan waxee mu di Ngor Debout aussi mu nekk un mouvement citoyen pacifique aussi comme ni ko Imam Moussa waxee mu doon ay jeunes yoo xam ne dañuy jox dëkk bi ay jeunes la yoo xam te ne képp ku dëkk si dëkk bi yaa ngi ci ay jeunes la yoo xam te ne képp ku yeewawul si dëkk bi sax te dëkk bi yitteel la yaa ngi ci biir donc appel bi mu ngi noonu donc ñoom li leen tax a jóg mooy défendre les intérêts du village c'est uniquement les intérêts du village du leneen soxlaa ñu fi aussi ku sol beneen mbuba bu dul mbubam Ngor ku fi sol aussi leneen lu dul mbubam Ngor dañu am en toute responsabilité dinañu jël teg leen ne leen écarté la et dans ce sens que nous allons agir c'est aussi dans ce sens que nous avons l'appui de nos autorités donc loolu ñu ngi leen di sant bu baax a baax tey nag waa Ngor Debout wootewuñu peut-être si ñoom la jaare mais waa Ngor ñoo woote waa Ngor ñoo woote pour ñu waxtaan ak waa Ngor ñoo woote pour ñu conscientiser suñu bopp xam ne ab dëkk kat c'est la jeunesse moo ko mën a doxal ab dëkk kat jeunesse bu ñu jógee pour defar ko dina defaru donc on vous donne l'exemple de la prostitution sur l'île de Ngor qui a été éradiquée pratiquement à 99%. Donc il a fallu que ce qui jóg pour loolu mën a am donc c'est dans cette lancée lañu war a mën a demee donc ñun ñëpp nañu xam ne dëkk bi pour ñu jóg vraiment ni ñu ñëw fédéré autour de l'essentiel te l'essentiel mooy nañ jéem a défendre ensemble les intérêts du village loolu maa ngi ciy ñaax bépp jeune mu ñëw adhéré si tey nag lii tax ñu woote jàmm la mooy c'est l'affaire de l'aéroport Léopold Sédar Senghor ñu ñëpp xam nañu dans 4 jours aéroport day dem jas voilà ku fa jaar léegi vraiment c'est incroyable ce qui est en train de se passer donc les maisons chérissent comme des champignons et où est la part de Ngor dans tout ça mënuñu toog benn place donc lii sëñ Imam Moussa wax mooy dëgg nous allons agir pacifiquement parce que waa Ngor aussi désormais nous sommes des gens éduqués réfléchis intellectuels donc c'est dans ce sens foofu la ñuy demee voilà donc fi may terminer ndax foncier bi ñi ñëw après gannaaw man dinañ joxe tous les détails ndax xam nañu àddina mu ñuy dégg te li ñuy wax aussi ragaluñu ko donc nous sommes aussi dans un pays de droit donc ñi ñëw vraiment dinañ ñëw leeral ci loolu man je faisais appel que ne dëkk bi pour ñu defar ko il faut que ñu ñëpp ñu fédérer autour de l'essentiel donc c'est pas encore tard ma bëgg toute la jeunesse ñu mobiliser wu sol benn mbubam bu dul mbubam Ngor ñu jël les intérêts politiques teg ko ne le mouvement Ngor Debout c'est un mouvement apolitique qui va servir le village de Ngor. certes dañ wax ne aussi am na ñoo xam ne ñu ngi fi yàlla teg di liggéeyal dëkk bi mais ñoom bu ñuy defar ñu defar qui va en profiter c'est le village de Ngor donc c'est dans ce sens que nous allons mener notre combat qui sera aussi pacifique donc maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen baal wax ci kàddu yi. sant li ñu fi dajale tey ñun jeune Ngor mooy problème mu piste bi. ñun ñëpp xam nañ li ñuy dund à Ngor ñun ñëpp on est dans des situations critiques muy lan Ngor dafa xat Ngor dafa ndaw amuñu fuñ dëkk xamuñu feneen te mënuñu doxu amuñu feneen tamit fuñ dem fii lañ am muy Ngor te fii la ñuy rester incha allah li fi des ci ay terre bariwul muy piste bi 864 hectares la woon donc depuis lors état bi mu ngi siy def li ko neex. ku nekk ngi partagé
jox nañ fi Marocains yi récemment 100 hectares dédommagé nañ fi 336 parcelles à la cité Tobago alors que 77 victimes lañu woon. Et nous dans tout ça ñun ñu war a toog ci ruxu bi toog dans une bombe à retardement. Pourquoi looloo tax tey ñun Jeune Ngor ñu daje toog waxtaan xalaat ne dafa jot ñu jóg wax ñu dégg ñu wax président de la république mi xamante ne moo jiite Sénégal jiital ñun bu fekkee ne ñun kenn beddiw ñu ci dëkk bi ñun on a droit à ces terres aussi ñun ni ko ñeneen ak ñeneen ñi ko waa cité Tobago amee droit dëkk fa ñun ñii gën a jigéen noonu lañ amee droit dëkk fa looloo tax ñuy laaj suñuy suuf di ko laaj nag ci njëkk ak teranga ak ci yar récemment bi ñu demee palais dañu promettre que ne après les législatives on va régler le problème mais depuis lors ñu ngi toog di leen déglu toog di xaar mais on n'a rien vu looloo tax nag ñun Jeune Ngor ñu jóg tey ne président ñun dañu soxla te nag ñii gën a jige yaakaar naa ne ñoo gën a yey looloo tax fi mu nekk nii pare nañ jàpp ne pare nañ lii mooy première étape que ne président ñun soxlaawuñu dara xaaruñu dara ci moom lu dul que mu jël terre yi ñu moom mu séddee ko waa Ngor ñun jaayuñu defuñu leneen dañ soxlaa pour dëkkee donc yaakaar naa ne lii fépp nga koy gis ci Sénégal donc tey Ngor tamit dafa soxla ay suufam nañ ko delloo ci njëkk ak teraanga loolu rek lañ laaj. bu def bëccëg ñu ngi ci affaire bi di ci dox bi yàlla defee Ngor te mu taxaw ñu ne première xeex ñu wax loolu lañ leen di def ñu ngi jox kàddu gi El. bismillahi rahmaani rahim. daje bi ñu daje fii tey ànd ak waa Ngor gépp wax dëgg yàlla jaraaf jërëjëf imam jërëjëfati di jërëjëfal monsieur le maire ak délégué de quartier yi seen président Mame Babou Samb. waa Ngor d'abord avant ñuy wax ak état bi ndax li ñu du jàngee si lycée bi te Ngor waay yu bëri ñu ngi commencé génn côté Malika dem Bambilor dem di jënd ji ay suuf ndax dañu xalaatul ne seen descendance dinañ des si dëkk bi kon lépp lu ñu mën a andil jox ñuy suuf ñu dëkk ko moo ñu gënal lépp nag ndax ku fi dëkkul ku fi yeewul doo jàngi si lycée ku fi yeewul doo jëriñoo infrastructure bu fi nekk doo ko mën a jëriñoo kon dañuy attirer attention la population de Ngor te ñu nekk benn ñu bàyyi féete ndax lii féete amu si li ñuy laaj di suñu biir état bi lañ koy laaj kon fédération bii dëkk bi daje tey def ko ñu ngi ñaan yàlla bu ci seytaane am cër lii nu gën a naqari nag ci lii xew mooy lébu yi bu ñu jógee ñu taxé leen de barbarie te ku xam jëf yi ñii la def mooy jëfinu mala dëggantaan ndax kenn nit buñ ko joxee poste diggante bi mu fi toog mu bëgg fi am patrimoine boo xamante ne du ko mën a dëkkee da koy loué mbaa mu def ak njabootam alors que population mu ngi toog loolu dëggantaan mooy du yëfi nit ñun bu ñu jógee wax ñu ne dañuy bëgg suuf te man dégguma ci histoire lépp bu génn jëm ñaajo di fa xeex ay suuf fii ñu toog nii la ñu am amuñu faneen mënuñu sëkk géej gi dëkk fa Ngor dong la ñu am faneen fu ñu dem ay étranger lañ fay doon te gën ji dëkk nag la ñuy yàlla dimbalee suñuy maam wàccee fi jur ñu fi meññe ñu fi te dañuy ñaan yàlla sax fi ba dem sunu njaboot nekk fi di fàttali président vidéo bi yaakaar naa ne fan yii ñu ngi ko teg ci WhatsApp bi ma xamal leen ne kii doon wax nekkoon na fi premier ministre nekk fi président de l'Assemblée nationale nekk fi ministre de l'intérieur du woon ak cuune buy wax ku xamoon li muy wax bi muy campagne la bi sunu papa Bassirou Diagne génne àdduna mu waxaat lébu yi fàttewu ma li ma leen waxoon damay door a toog waaye bu ñu toogee ba tey ñu dagg 21 hectares plus de 1000 parcelles di ko joxe ñoom seen biir l'actuel régime Abdoulaye Wade am yàqam ñëpp a gis nañu ko ñu alerté ñu ne ñu dinañ leen jox gouverneur oo suñuy kilifa ñu am fa ndaw lu ñu fa teewaloon keroog muy Mamadou Ndiaye mu ne président nee na ko naka faj benn yoon mu jeex na régler situation bi mu jeex dinañ def benn morcellement administratif ñu jox ko ñetti dëkk yi ku ne am déggaatuñu dara ba veille élection yi bi ñu demee palais bi ñu ko woowee loolu la waxaat nee na mënul annoncé aussi si superficie bi ñuy jox tant que aéroport bi dogu fi
waa aéroport boo xamante ne jógu fi te ñu ngay joxe suuf si ñun lébu yi ñu ne nañ ñu xaar ba aéroport bi jox après ñu toog tuuti ñu ne ñu dañ koy def aéroport militaire loolu ay dil la rek dañ ñu yéenewul si suuf si te yàlla moo dogal ñun ñu moom suuf si dëkk fi nekk ay autochtone 864 hectares lébu yi laaju ñu lépp te yaakaar naa bu fi aéroport bi jogul woon lébu yi ba toog dinañ am seen ak noblesse bàyyi ko muy servir tout un peuple waaye dafa am détournement d'objectif nag ñoom dañ ne nekkatul am aéroport ñu di ko jox ay sénégalais di ko dëkkee bëgg a ñàkkal fayda toroxal askan wi nga xamante ne ñoo fi sasoo loolu bu ko seetaan man amatoo personnalité jaratul ngay xeex dara si àddina kenn war a toog si këram lii moo ñu motivé amuñu si dërëm ni ma koy faral di waxee utalu leen ñu gàllaaj ñaanalu leen ñu waaye ndimbalal yàlla lañ doon demee kenn koona pour ñu 1 franc ba ñu jël nit moo suñoo jox dërëm ba ñu jël te naam tentative yooyu am na fi bàyyi leen li ngeen di laajal dëkk bi ngeen wax ñu ñaata ngeen soxla si suuf ñu jox leen ko wala xaalis ñu ne leen ñun ba Ngor amul bëggunu lii ñëpp a bëgg lii ñëpp la bokk ñun foofu lañ bokk kenn du yàquñu avenir kon bu ñu toogee ba tey ndax seen bopp la ñuy liggéey président bi nga xamante ne kuy laaj moom lay laaj kuy mere moom lay mere ñun moom la ñuy ñaan naka na gestu population Ngor na gestu askan Ngor ci Sénégal lañ bokk te lépp yi teral nañ réew mi teraanga koo xamante ne mérité wu ñu lii leen état bi def lii ñuy def ñu mérité wu ñu bu ñu xatoon wala ñu bon du ñu dëkk ndox ñoom am nañ gàllaaj am nañu pexe yoo xamante ne koo bëgg la dëkkal doo dëkk moom waaye yàlla moo leen def ñu doon askan wa yaatu raciste ko ñu yaatal ñu ñëpp ñi ñu yaatal nag ñoo ñu bëgg a jële fii yéen ñu Dakar bëgg ñu fay gën a te du nga kon ñu ngi jégalu waat ñu ngi jégalu